salaamaaleykum mbokki téléspectateur mbokki téléspectatrice Zone 7 TV la télé des 4C yéen a ngi ci seen émission Top Cuisine dëgg neexu bu ñu ne Top Cuisine ñëpp seen xel day dem ci wàllum togg moo xam restaurant la moo xam ci biir kër wala boulangerie tey nag ñu ñëwoon fii kër PDG di Matar Seck ñu xam ko PDG wu Zone 7 TV la télé des 4C ñu ñëwoon tey seen biir kër ñëw seet ci rakkam bii di Mamy Seck chef Mamy Seck traiteur Mamy Seck loolu xalaat rek mu ngi ak moom. léegi ma bëgg nag sama caméraman bu ñaawal bii di Ibou topp ma nànk ci biir ma xool nan lay tegee bagage am ci kaw table am. dama ne bu la lekkee alam bu dee doore na ci dëgg war na ko gërëm coy jas. comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi fii jàkkaarloog Mamy Seck ñëw xool rek nan la war a présenter tablam bi ak lan la ñuy présenter comme plat ma bàyyi ko rek moom mu daal di présenter wu salaamaaleykum Mamy. maaleykum salaam Fatmata. tur beeg sant bi. Mamy Seck lañ ma gën a xamee mais maa ngi tudd Mame Douga Seck. Mame Douga Seck bëggoon nañ xam tey ban plat nga ñu andil. tey maa ngi leen andil gratin de pomme de terre buñ paree ci loolu rissole à la viande hachée. pour finir ma defal leen benn gâteau de bienvenue pour Zone 7 TV. loolu moom dina neex de xam nga man Ndiaye laa sant ba ma ñëwee fekk table bi ni nga ko placé nii man maa mujjee sax suur nag te lekkaguma ko. yéen a ko moom. léegi yow moom lan nga ñuy présenter en ce moment nii avant ngay jàll ci gâteau beeg yooyu. xanaa ma defal leen tuuti sama parcours sama formation ba fi ma yegg ci nii tey. man nag école nationale hôtelière bu Dakar laa jaar ma def fa 2 ans entre 2017 ba 2019 fa laa génnee major sama promotion par la suite ma tenté tamit formation BT cuisine si laa nekk nii ma pare nag bi ma paree léegi si ay 1 an lay toll ma ne man tamit naa dëggal sama bopp jéem a def service traiteur si li ma jot a jàng moo tax. muy noonu daal. métier bi Mamy daf la neex wala yow yaa ko bëgg a def parce que xam nga liggéey dañoo bëri léegi koo gis léegi xale yu jigéen dañ naan man bureaucrate laa bëgg a nekk ñii naan man dama bëgg a dem France ñii naan man feneen lii laa bëgg a def mais pourquoi yow nga choisir métier bi. parce que man dama judd fekk sama yaay mu nekk ci milieu bi du ma ne en tant que tel dafa nekk restauratrice en tant que tel mais dafay jaay ma koy gis muy defar ay plat affaire bi tamit dugguma neex ma dem ba màgg ma ne man de ñaari choix laa am soit ma nekk sage-femme soit ma nekk restauratrice ma dem def concours yi ma def ñaari concours yëpp yàlla def concours restauration bi génn ma réussir ma ne kon nag sama destin fii la ko yàlla tudd naa def affaire restauration ma def ko amour bi gën a ñëw ma siy gis sama bopp di créer muy neex nit ñi ma def ko sama passion. gëm ne lii mën naa ci def loo xam ne nii dina ma yóbbu ëllëg niveau international. man mu mel ni Mamy li nga xam ne moom laa gën a bëgg jaar ci formation bi mu ngi mel ni yow tamit loolu nga gën a bëgg jaar formation ma ñëw tey jii di la ko présenter pour xool lan nga koy kiwee est-ce que duñu jàll ci premier plat bi ñu xool nan nga koy présenter. waaw d'abord mën nañ commencer ci gratin de pomme de terre bi gratin de pomme de terre bi. pour grammage bi dinañ soxla 1,5 kg pomme de terre bi nag pour aller plus vite dama ko blanchir c'est-à-dire dama ko baxal dagg ko en rondelle baxal ko moo tax couleur yi ngeen ci gis nii thym la dama ko baxal ak thym ak sel. après dinañ soxla fromage gruyère râpé dinañ soxla 1 litre de lait dinañ soxla ail dinañ soxla defar sauce béchamel. sauce béchamel bi li koy composé mooy 75 grammes de farine 75 grammes de beurre dinañ soxla tamit sel dinañ soxla poivre dinañ soxla muscade ak lait bi moom mooy dem ci sauce béchamel bi. léegi nag buñ paree montage bi ñëw dinañ soxla tamit moule bi pour gratin waaw xam naa loolu la ñuy soxla ci pour gratin bi daal. léegi dañ lay bàyyi rek nga tàmbali gratin bi comme ni nga ko waxee rek. d'accord mën nañ démarrer léegi sans plus tarder. sauce béchamel bi dinañ soxla beurre bi la ñuy fondre
buñ ko fondree ba pare daal di siy def farine bi loolu lañ tuddee roux bu paree ñu doog a si def lait bi moom mooy composé sauce béchamel bi léegi nag nañ ko parfumer ak muscade assaisonné ko sel ak poivre. Tiene tey delloo njukkal ñi xeex indépendance ba ñu am ko tey. nga nii dama koy bañ a teg ci feu bi muy am ay grumeaux moo tax ma teggi ko ba mu mélangé wu bu baax ma doog ko tegaat au feu parce que dañ ko war a togg ba mu ñor. mami liggéey bi depuis kañ nga ko commencé. comme ni ma la ko waxee woon sànq depuis 2017 laa commencé def formation bi 2017 2019 ma pare sama formation actuellement nii maa ngi def BT cuisine. waaw léegi nii mélangé wu na mën naa ko teg au feu. parce que lii buñ paree moom la ñuy def ci kii bi gratin bi moom mooy doon comme genre sauce bi koy lié. gratin nag dafa bari ay façon bu la neexoon tey jii nii mën nañ utiliser crème fraîche kese mais tey dama préféré def béchamel parce que moom tamit dafa am goût ak muscade bi da koy parfumer. léegi nii rek lañ koy def ba mu dem ba jàpp soxlawu ma tamit mu doon béchamel bu xaw a dang bu xaw a léger rek parce que dañ koy étaler après. mais man damay faral di gis ñuy defar gratin ñii seen bos day tooy ñii seen bos day wow lan moo waral loolu. ah dafa fekk rek peut-être dafa ñorul mais bu fekkee ne grammage bi jaar na yoon normalement boo ko daggee génnee ko dafa war a dang ferme warul tas. mais mami lii nga yëngal ni mbaa méttiwul parce que xam nga lii risque la tamit. waaw loolu cuisinière la de. waaw loolu moom am na mais xam nga rek liggéey boo gis am na risque mais da ngay def attention tàmm nañ ko daal moo tax du ñu def dara. mais depuis corona bi commencé ba léegi est-ce que sa liggéey mi ngi dox. ah wax dëgg yàlla macha allah mu ngi dox moom dafa mel ni nit ñi yëguñu corona bi daal. ñoom bu ñuy ñëw di commander ci fii seen kër est-ce que ñoom ñu ngi sol masque est-ce que ñu ngi def mesure de barrière yi ñu leen wax. actuellement nii moom comme ni que ñëpp constaté relâchement moo am total ñu bari duñ takk masque mais bi corona bi nekkee dëgg en vigueur kuy ñëw moom da ngay sol sa masque mais actuellement nii moom wax dëgg yàlla. mbaa du kenn faaleetu. ah doy na waar daal. en tout cas war ngeen def attention de surtout yéen ñi nekk ci affaire restauration ndax lekk moom avant tout dafa war a set te ay feebar ñoom corona yi moom mënu cee ànd moom. moom loolu moom am na moom dañuy def très attention dëgg yàlla. léegi xam naa dama lay bàyyi rek nga continuer ak sa lait bi. d'accord léegi mu cuire bu commencé tàng rek léegi mu commencé jàpp dafay mel ni rek comme booy defar domoda rek bu tàngee rek nga gis farine bi commencé jàpp. mais mbaa doo ko def comme man ëppal nii rek nga xam ne bu ma tegee gaz damay yokk ba mu sës rek mais dafa mel da ngaa wàññi sa gaz di ko mel ni kuy baaral. waa gis nga da ngay jël sa temps nag pâtisserie moom mu ngi noonu da ngay jël sa temps lépp nga teg ko ci kii daal ci yoon daal boo bëggee résultat bi nga ci bëgg daal boo ko bëggee am daal il faut lépp nga teg ko ci yoon. mais lan mooy pâtisserie parce que pâtisserie dafa am restauration am lan mooy pâtisserie lan mooy njëriñu pâtisserie. ah pâtisserie moo dëgg yàlla pour ma jox la définition exacte dina xaw a métti mais nag nii ma ko gisee nii actuellement mën naa ne moom mooy lépp loo xam ne moo xeetoo ci affaire pâte affaire ay glace lépp lu xeetoog dessert daal loolu daal en général mën naa ne loolu mooy pâtisserie ay affaire viennoiserie yëpp yooyu yëpp ci lañ bokk. parce que cuisine dafa séparé wu en 3 parties ñu yor garde-manger c'est-à-dire ñu yor hors d'œuvre yi
ñi yor show ñi togg plat de résistance yi ak pâtisserie moom ku dégg pâtisserie xam ne moom moo yor affaire u dessert ak ay viennoiserie rek yooyu noonu waaw mu ngi noonu daal. mais man dama daan dégg ñu naan booy dresser sa table da ngay commencer ci entrée plat de résidence ak sortie mais est-ce que yow ci selon yow li nga wax ci plat yi ngay defar est-ce que méngoog nag li may wax ni man ni instant bu ma doon caractériser sama bopp dama naan man maa ngi ci dessert yi mais nag comme léegi ni ko nit ñi di defee ay service traiteur ak yooyu dafa dem ba nga xam ne pâtisserie moom kii traiteur yi dañuy def lépp en même temps man mii pâtisserie laay def moom laay spécialisé wu mais tamit damay def affaire show ak lépp parce que ñoom ñëpp dañoo lié mu ngi noonu daal. lépp benn la daal restaurant pâtisserie yëpp benn la lépp daal lekk la daal. mais mi ngi mel ni salé bee ngi fondre de. waaw mu ngi jàpp ndànk-ndànk rek parce que xam nga lait bi li tax mu yàgg nii bi ñuy départ froid la nekkoon moo tax mu yàgg nii mais bu fekkoon dañ ko chauffé heure bi jàpp na bu yàgg. war ngeen a bég ci indépendance bi ak ñi bëgg seetal ma défilé bi ak lépp li ci yëngu doomi réew mi ñoo def poivre def muscade ak sel. mais sel beeg poivre bi moom ñaata cuillère la wala da nga ñëw rek def selon toi parfumé selon sa goût rek. poivre la ak gingembre. non non poivre la ak muscade. ak sel waaw ak sel. waaw. léegi mën nañ tekki. sauce béchamel bi mu ngi noonu léegi nag après ñu ñëw jàll ci montage. montage bi lan ak lan la moom. d'abord damay def ci sama moule beurre pour buñ koy démouler mu neex a démouler buñ paree def ci ail léegi nag doog a commencer superposer kii couche yi bu ma defee tuuti béchamel daal di def pomme de terre yi def tuuti fromage répété waat ko ba ci kaw ma daal di koy mujjee ak fromage. waaw léegi dañ lay bàyyi nga def sa liggéey rek. waaw léegi rek incha allah. beurre la waaw. lii aay bi la gratin moom dafa war a saf aay moo tax ci suuf moom da ngay def aay bu bari léegi nag lii bu la neexee nga ranger ko bu baax mais comme temps bi mayuñu ko mën nañ ñëw rek daal di koy jéem a def nii après dina toog. ñii laal la moom. mooy pomme de terre bi ma baxaloon ak ndox bu kii bi ma baxaloon ak thym bi moo nekk nii. nag sauce béchamel moo nekk nii. sauce béchamel. boo lekkee ba suur war ngaa gërëm ñi dugg ci waañ may waañ ba tàkk naa. mami mun naa la laaj dara est-ce que yaa ngi respecté comme ni ñu la waxee woon sa formation bi nga doon def. ah waaw dama koy respecté bu baax. parce que da ngay gis ñoo xam ne nii dañuy def formation après formation bi day mel ni jariñu leen waaye wax dëgg yàlla man moom recette yi dama koy topp à la lettre. est-ce que yaa ngi sol gant. sa tenue bi nga xam ne blanc la sol ko comme ni ñu waxee ci li ak dàll carax ngay togg sang sol masque sans nga sol ay jaaro nopp ay accessoires yooyu noonu.
ah vraiment dama siy veillé moom mais comme nii souvent parfois tamit damay nekk sama kër mën naa ne parfois tamit moom kii topp la rek mais n'empêche moom dama siy veillé moom de même man déjà tàmmuma takk jaar. ah il faut nga siy veiller de ndax affaire restauration lañ wax. ah waaw loolu moom dëgg la moom c'est oblige. seetal ma défilé bi ak lépp li ci yëngu doomi réew mi ñoo ko yor nañ ko naw te di ko bége may fas yéene tey delloo njukkal ñi xeex indépendance ba ñu am ko tey. waa mami gannaaw ba nga defaree sa plat gratin ba pare léegi bu duggee ci four bi ñaata temps lay def. waaw man dama koy def 45 minutes def ko 180 degrés waaw. mbaa du xëm wala mu am ay quelques kii. non dañ koy surveiller de temps en temps tamit comme cuisinière lañu yor tamit loolu dañ koy surveiller de temps en temps après ñu gratiner ko ci kaw pour mu mën a jël coloration. kon dama lay bàyyi nga dugal sa gratin suñu paree jàll ci beneen plat. waaw mami gannaaw ba ñu jëlee gratin bi defar éléments yi siy dem yëpp ba dugal ko ci four bi léegi dans 45 minutes n'est-ce pas du moom nga wax lay génn léegi avant muy génn léegi dañuy jàll ci beneen plat bi moom bu nu mu tudd. bii mooy rissole à la viande hachée waaw pour defar rissole bi nag pour pâte bi dinañ soxla 500 millilitres d'eau dinañ soxla tamit 400 grammes farine. dinañ soxla pour épices yi parce que pâte bi dafa war a saf dinañ soxla curcuma pour couleur bi dinañ soxla 7 épices dinañ soxla tamit nu mu tuddati paprika loolu laay def ci kii bi ci ndox bi ak beurre tamit dinañ soxla 100 grammes beurre léegi beurre bi dañ koy bàyyi ci ndox bi pour mu fondre ci parce que ndox bi day baax bu demee ba baax ma def ci farine bi loolu moom mooy doon pâte bi. léegi pâte bi ne après dañ koy bàyyi mu xaw a sedd tuuti moom la ñuy étaler daal di koy def comme kuy defar fataaye léegi nag farce bi la ñuy def ci biir farce bi tamit maa ngi ciy ñëwaat léegi boo ci defee farce bi tëj ko comme tëju fataaye léegi da nga koy pané panure bi nag à l'anglaise lay doon day nekk farine nen ak chapelure léegi pour farce bi viande hachée la rek bu ñu togg boo paree comme béchamel bi ñu toggoon léegi moom ngay jaxase ak viande hachée bi daal di ci def fromage gruyère moo nekk nii. léegi dañ lay bàyyi nga commencer rek. léegi kon pour defar pâte bi dinañ soxla 500 millilitres eau bi ma waxoon sànq moo nekk nii. épices yi ma waxoon moo nekk nii. dinaa ci def tamit beurre bi 100 grammes beurre bi dinaa def tamit sel léegi lii nag bu ma paree lii laay jël yóbbu ko au feu ba mu baax ma mën ci def farine bi ndox bi baax pour beurre bi mën ci seey mélangé wu léegi nag ñu doog ci def farine bi comme kuy defar pâte à choux rek départ pâte à choux la seulement bii du am nen. ah d'accord léegi dañuy bàyyi nii dem jàll ci leneen wala. pour non nii mën nañ xaar rek parce que lii rek moo ñu dese buñ pâte bi rek la ñuy xaar farce bi pare na. mami lii mu mel ni fondre na de lii lu mu doon. gis nga lii nii mooy pâte rissole bi. day mel ni départu pâte à choux comme ni ma la ko waxee woon sànq pâte booy togg la. de ce fait léegi après boo paree ba war kaa frire du yàgg ci diwlin bi parce que pâte bu ñor la ba pare mais nag pâte bi moom góor yee ci xaw a mën dara dafa xaw a naxaree kii daal daa xaw a diis daal. est-ce que duma la jàppale kon. yow non garaawul tàmm naa ko damay tooñ rek. léegi nag gis nga nii boo ko defee nii ba muy décoller ci kii bi comme nii. mais pâte bi à base de lan la. pâte bi à base de farine la. ndox ak épices yi comme cet épicier curcuma ay muscade yooyu noonu yooyu laa ci def ak sel ak beurre léegi nag dama koy bàyyi bu xaw a sedd ñu
travailler ko. mami mu mel ni da nga kaa jëlee ci fi mu nekkoon delloo ko ci beneen bool pour lan la doon. juste rek bëgg mu sedd rek mu aéré tuuti parce que dañuy ñëw kii ko commencé ko étaler def ko comme ni ñuy dëree fataaye waaw. kon daal pour nga def ko foog mu sedd. parce que dafay tàng trop pour nga manipuler ko tamit day xaw a métti. mami lii mu mel ni farine ngay siw si kaw table bi de. waaw pour pâte bi laay waajal nii pour mu bañ a coller buñ koy étaler. léegi mami lii ngay def nii moom nu mu tudd. waa gis nga de pâte bi laay ñëw étaler nii dafa tàng nag nii mais nañ dem rek garaaw foo ngay def souvent farine pour mu bañ a kii coller. dañ koy étaler rek comme kuy étaler booy defar fataaya. day am ay coupe. waaw après comme aw ma emporte-pièce moo tax ma jël pot bi. gis nga épaisseur bi jarul muy fiin mais tamit jarul muy dëll daal. léegi dafa war a plat rek wala. waaw épaisseur bu yem rek comme nii gis nga. léegi boo paree danga koy dagg gis nga épaisseur. mais dagg bi mi ngi mel ni dagg beñe wala pizza de. waaw tey jii tamit boo doon defar mini pizza ni nga koy daggee rek. mais lii ngay dagg ni mbaa difficile parce que kaas nga yore de. non non lii moom mettiwul moom amul benn problème nii rek ngay def ba pâte bi jeex nga boolewaat daal di étaler waat defaat même chose. seetal ma défilé bi ak lépp li ci yëngu doomi réew mi ñoo ko yor nañ ko naw te di. mais mami gis naa nga jëlaat beneen assiette aussi tamit nga def sa coupe yu baax danga koy saaf wala ci four bi lay dugg wala moom fu mu jëm. waa lii buñ paree dañ koy saaf buñ tëjee kii bi risol yi comme fataaye. buñ paree dañ koy pané doog ko saaf. farce bi ñu defaroon sànq moo nekk nii à base de viande hachée ak fromage gruyère bi sauce béchamel bi ñu defaroon sànq mu ngi nii. moo nekk nii waaw. fa neex moom sa bopp moo neex. mais nii nga ko tegee noonu nga koy saafee. dama koy tëj comme fataaye. waaw danga koy tëj comme fataaye rek. ah lii moom su paree war naa neex de. yaa gis nga de. xam nga man dama ànd ak ku fokkale man sama jëm boobu ma fokkale xam nga Ibou caméraman moom daa fokkale moom ba du gis. ah noonu la surtout sama mbokku géyeen yooyu. yii Ibou de Guèye la sant. ma ne ko Ibou de Guèye la sant lekk rek lay def. léegi nan nga fas yéenee continuer sa lii moom. nga nii rek appuyer ndànk tëj ko. ba mu mel ni comme fataaye. nga seere. mais mbaa lii du ubbeekuwaat soo koy saaf. non bu tëj bi baaxee rek du tijjeeku. parce que damay gis ñoo xam ne nii lañ koy tëjee mais su duggee ci doolin bi rek day ubbeeku. dama gis aussi tamit ñi nga xam ne dañ koy tëjee nii jëlaat fourchette tegaat ko ci. non jarul fourchette parce que lii risol la. te pat bi comme nii ni mu ñoree nii boo tëjee rek day tëju. ah na neex daal parce que caméraman bii dafa foqale bay bëgg a dee. Ibou rek te Guèye la sant na neex daal. xam nga buñ koy pané tamit day laal nen te nen bi tamit day mel ni genre col. est-ce que yaa ngi suivre Ibou ni mu lay xoolee nii lii ngay defaree lekk bi nii. déggal ñoom géyeen lañ. ay géyeen lañ. ah man de damay ragal balaa nga koy saaf mu jeex. mu mel ni pare nga ba pare de. da ngay teg sa diwlin mu tàng wala nooy def. dama koy ñëw pané daal di ñëw teg diwlin bi muy tàng comme nii boo paree rek bu nekk nga toppaat ci rek seere ko bu bañ a tijjeeku. mami mbaa doo def comme ñoom Ibou yii nii di togg jël seen bopp yi di ko wokk jël seen kii di wokk fu nekk daal mbaa yooyu doo ko def. mauvaise habitude yooyu moom baaxul moom.
ah genre ibu yi dañuy ñëw war a teg nen daal di saaf mais dañ koy wokkatu ba mu jeex. déggal mais nag loolu nag si jàng bi loolu dañ koy dindi si yow. en tout cas daal ñoom ibu ak ñoom papis yooyu la ñuy def. tëj nañ yëpp gis nga léegi nag dañuy ñëw daal di pané. kon ñu bàyyi la nga jàll si pané bi rek. waa mami plate bi moom ban façon plate la. gis nga nii rek damay pare ñëw nii rek daal di kii def sama panure à l'anglaise moo tax ma koy jéem a déplacer nii. nettoyer sama table ñu continuer. mais pourquoi nga tuddee ko panure à anglaise tas bu sénégalais bi nekk fii nii mami. xam nga ñun dañoo def formation. tamit panure yi tamit dafa bari façon. boo déggee panure à l'anglaise booy pané nga jaarale ko ci farine bi ba pare def ko ci nen bi doog a def ci chapelure bi. boo déggee panure à l'anglaise lool la. panure à français moom amul wala sénégalais bii nii. boobu moom xamaguma ko moom. waaye boobu de waroon Sénégal moom dañuy def farine daal di ñëw automatiquement non duñ def farine dañu ñëw automatiquement def nen ak chapelure. waaw. en tout cas waroon naa am bu sénégalais de ma jéem a jàng boobu noonu sax mais bu anglais bi mbaaru da ngay voyager dem jàng ko ñëwaat. mami mu mel ni dama laa ñëw fekk ngay toj ay nen de. nen yi laay toj pour panure bi. nen yi moom ñaata la. 3 nen rek laa def. 3 œufs ak lan. 3 œufs léegi farine baa ngi nii. après chapelure bi bu ma ko defee ci farine bi def ko ci nen yi. terminé ak chapelure bi. mami léegi nen yi moom lan lay am ni dama koy ñëw battre dama ci def tuuti kii poivre ak tuuti sel. juste rek pour mu am goût. est-ce que jaroon na nga ko ciy def wala. waaw pour mu gën a am goût rek. parce que xam nga pat bi warul lewet. nii rek. léegi foo ko ñu ko dugal ci. dama koy def ci farine bi. ma pare jaarale ko fii ci nen bi. ok. lee moom lu mu doon. bi chapelure bi la chapelure de pain bi. chapelure de pain. à base de lan la moom. mburu bu waw la rek. mais xam nga yi c'est mooy yi ñuy commercialiser. mais boo ko ok. amul mën nga jël mburu bu waw nga dëbb ko. ok. waaw parce que li nga wax noonu tamit mun naa nekk de am na ñoo xam ne du ñu am luñ ko jëndee mais mun nañ dem tamit jël seen mburu dëbb ko c'est trop facile à faire. waaw su boobaa da nga koy xaw a tàng rek pour bu croustillant def ko ci four tuuti rek. mu croustillant rek nga dëbb. léegi soo amul four. boo amul four tamit day dem. mun nga ko defee ci gaz. waaw noonu tamit day dem. waaw mu ngi noonu nii rek la ñuy def après yëpp nii lañ koy def. ok merci. mami mu mel ni diwlin ngay sotti nii de. waaw pour jëw pare frire kii risol yi. ndax may teg diwlin nii en attendant muy tàng. da ngay xaar ba mu tàng. waaw mu tàng ñu ñëw saaf ko comme kuy def fataay rek. mu mel ni affaire bi ngay def nii yomb na ci yow de. waaw xam nga rek loo bëgg moom du jafe ci yow. loolu la nag loo bëgg moom te warul jafe sax ci yow nag. waaw mu ngi noonu léegi ñu xaar suñu diwlin tàng ñu ñëw frire. waa mami mu mel ni yaa ngi sa cëppaa ndaw gi lii moom li nga mujjee def nii après fu mu jëm. dañuy ñëw daal di pare dem frire. comme pare na ni ñu débarrasser daal di ñëw dem def cuisson bi daal. ok. doomi réew mi ñoo ko yor nañ ko naw te di ko béggee fi mu toll nii war ngeen a be kon nag au revoir ba déwén na seetal ma défilé bi ak lépp li ci yëngu doomi réew mi ñoo ko yor nañ ko naw te di ko béggee may fas yéene tey delloo njukkal ñi xeex indépendance ba ñu am. ok nag ba ñu jógee ci suñu gratin jàll ci risol bi léegi ñu ngi nii nag mami nee na daal daf ñuy présenter gâteau encore ati man daal mami daf ñoo nar a rey nii rek ba ñu mujjee gaañu nii rek léegi xam naa dañuy jàll rek xool nan lay defaree gâteau bi moom.
mami léegi gâteau bi bëgg nañ xam à base de lan la di. waaw génoise laa defar daal di koy def ak kii crème au beurre ma daal di koy bàyyi mu jàpp instant yi nag finition rek moo def dañuy ñëw décorer gâteau bi. léegi comme xam naa kon dañ lay bàyyi nga yeggali rek sa décoration. waaw ñu commencé léegi chocolat laa yor nii moom laa fondre moom laay ñëw bàyyi muy wàcc. chocolat bi daal nga ko fas yéene commencé. waaw def rebord yi rek mu wàcc noonu. waaw mu noonu nii wër na comme première décoration léegi ñun daal di ñëw jàll ci deuxième décoration waa mbokki téléspectateur Zone 7 TV gis ngeen ni ka mami présenté ci kaw table bi lii risol la bii gâteau la beneen bi gratin la léegi dañ koy bàyyi rek mu wax ñu numéro téléphone bi nga xam ne moom lañ ko mën a woowee pour am ay commande ci moom. waaw mën ngeen ma jot ci 70 955 19 10 WhatsApp la en même temps Facebook tamit Mami Seck Instagram tamit mën ngeen ma jot ci Mami 24 16 waaw maa ngi fii nag Ndiassane Bambilor rue bi jëm en face Crédit Mutuel bi. waaw mu mel ni Mami wax na lépp léegi dañuy bàyyi rek tonton Ndiaga mu ñëw déguster ñu xool ban goût lay am daal. neex na de goût bi macha allah. li moom baax na ci maire yi amul bañ. dafa nooy dafa neex a lekk ba pare xale sax mën na ko lekk ah. waaw macha allah bi mooy risol bi ah. dafa am na goût. am na goût am na cafka daal macha allah waaw neex na trop. waa tonton Ndiaga mbaa xam nga ne bii mooy sa dernière bi ngay lekk ni ah da ngeen ma dégg naa daal macha allah neex na di ko encouragé suñu borom defal ko ndam. yokk ko ba mu nekk ci yenn restaurant yi nganda wala hôtel yi wala sax moom mu am nganda maamu restaurant pourquoi pas mën a nekk sax parce que ni mu ko liggéeyee macha allah set na bi ma ñëwee fekk ko da nga am envie lekk ko parce que ni mu koy liggéeyee moo njëkk a set booba léegi weñ ñi ñu ngi ciy kii mais saa yu weñ ñu kii mun na leen arrêté leen parce que loolu la parce que nit moom li ngay jox nit ñi seetaan dafa war a doon loo xamante ni nii ki koy seetaan ci bëtam da ko war a sentir pour ëllëg mu mën a ñëw commandé la kon ñu ngi lay encouragé bu baax a baax macha allah jërëjëf. waaw mbokki téléspectateurs yi comme ni ma leen ko waxee woon rek Pape tonton Ndiaga dégusté na ba pare moom wax na ci xalaatam léegi dañ leen di jox di daje ba vendredi prochain incha allah sur la Zone 7 TV la télé des 4C au revoir.